télévision Futur Média xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci lu seetal ak teg ci yoon liggéeyu tasum xibaar fii ci réewum Sénégal njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall sàkku na ci ñi ko séq ñu def seen kéemtalaay kàttan ba lépp mucc ayib ci gis-gisam am na ñu ca rax ñoo xamante ne ji ñooy indi ay jafe-jafe ki ñool-ñool ci boobile liggéey ab gëstu boo xamante ne ji kuréel gii di Timbuktu Institute def na ko jëm ci wàllu kaaraange li ñu gis moo di Kédougou ku yebu jël fay matuwaay ndax ni mu diggoog yenn réew yi tax na wàllum terrorisme mi ngi leen di yoot mu jàpp ne waxtaan woo xamante ne ji soldat si danañ koy faral di séq ak askan fa yeewa bokk na ci li mën a muccal boobu le diiwaan ci jëfi ñawteef yu ni mel ci gis-gisam ci jàngat bi ñoo nga ci waaye faaw dañu koy gën a yokk tontu bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne ñoo di société Afrique Pesage jëm ci transporteur yi leen doon tuumal ci ne jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund ci wàllu tali bi ci ñoom la tukkee ndax Afrique Pesage xamle na ne daal ñoom ñoo sàkku woon ñu wàññi leen lii di njëgu maanaam charge à l'essai bi ba mu yegg ci ñeenti téeméer ba ñu nangu leen ko leneen luñ ca teg ñoom ñoo ko ca bëgg a teg wàllu tàggat yaram basketball AS Douane ñàkk na kon lii di Basket Africa League génn na ci compétition ba tey jii la ko US Monastir bu Tunisie daal di duma 86 ci 62 AS Douane ci fàttali ñett matsam yi mu jongante ci boobule compétition yépp da koo perte mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ngeen taaxirlu ñu faram-fàccee leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàq liggéey doore xibaaru timis yi ak kàddu yu bàyyeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall jëm ci taskatu xabaar yi seenu métier ci gis-gisam am na lu ca rax loo xamante ne ji faaw dañ koy dindi bu ñu bëggee yëf yi gën a ñoŋ mu gis ne loolee bokk na ci li ko yàq ñu teewlu ko moom président de la république ci kàddu yi ci micro kon Alassane Ba caméra Alioune Diagne. ci ndaje mi dañu def xayma ci li nga xamante ni jot nañ ko def ginnaaw seen ndaje bi ñu amaloon ca Bamako atub 2019 ñeenti point ci juróom-ñett yi nga xamante ni ñoom ñoo tënkoon plan d'action bi ñu jotoon ko matal li nga xam ne rek moom mooy mbas mi ralentiroon yeneen activités yi des. l'institution du cadre de ndaje bi ñuy dajeek commission bu UEMOA ñu leen di xamal ne mu ngi dox bu baax a baax gannaaw yeneen yoo xam ne amoon nañ ko ñuy profito di leen wax ne itam jëmmal nañu ab kuréel boo xam ne ñu seen xel màcc ci wàllu yoon ñoom ñoo ko séq te kuréel googu mu ngi liggéey ni mu waree. ab cérémonie bu am solo bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall moo ñëw teewe ko wàllum responsabilité cohésion sociale mu nekk mbir mi nga xamante ni mook Babacar Diagne ñoo ci bokk gis-gis. Comment dans une société qui se veut libre et démocratique. donte nag suñu société am na liberté ak itam démocratie wante dañoo war a fexe ba am benn équilibre ndaxte nit ki donte nag am nga liberté d'opinion du lu la neex rek ngay wax dafa am fu mu war a yem yaakaar naa ne jafe-jafe yépp ci question boobu la nekk. léegi télévision dafa egsi benn niveau bu doy waar léegi wax naa ko ne dafa am ay yeneen acteurs yu ñëw réseaux sociaux yi ñëw na leneen ñëw na bokk ci yoo xam ne dafa bousculer acteurs traditionnels yi ñu war ko xool bu baax li am solo nag mooy ndax naa buñ ko fàtte mukk ndax suñu dëkk yi cohésion sociale dafa am solo. impact télévision numérique enjeu économique ak socio-culturel nekk thème bi nga xam ne nag thème bu am solo la ñu war ci xalaat bu baax fexe ba xool yan défi ñoo nekk seen kanam te ñu war ko relever. ci wàllu télévision numérique terrestre man nag damay profito ci ndaje bi ngir ñaan ñu xalaatandoo tamit def tolluwaay li ci wàllu TNT ci espace UEMOA naka noonu itam ñu xool lépp luy gàllankoor daal di proposer ay solution yoo xamante ne ñooy doon yi gën ngir ñu mën a dem ca kanam. diirub ñaari fan régulateur audiovisuel réew yu bokk ci UEMOA ak Guinée daañu fexe nag ba xalaat feuille de route atub 2021 ak 2022 présidence bi nag ki nga xamante ni moom mooy Babacar Diagne muy njiitalu CNRA moom moo koy assuré. defuk joyandi boole kook jéggalu loolee mi ngi tukkee ci juróom-ñetteelu assemblée générale bu plateforme des régulateurs de l'audiovisuel pays membres UEMOA ak Guinée ndaje mi ñu doon amal tey ji la fa tukkee moom la ñu Alhassane Ba
doon jukkil kaddu yi Macky Sall président de la République yëkkati jëmee ci méccum tas xibaar ak la muy sàkku ci taskatu xabaar yi réew mi des na leen ko dégtal ci xibaaru nasaraan yi lay doon. programme coopération sécurité intérieure ci diggante Sénégal ak Union européenne léegi tey mu jeex daanaka ñetti at yoo xamante ne ji kon ñoo nga ca 17 ana nu ñu yokkee doole ji jëm ci wàllu xeex yu bare bari lu ci mel ne wàllu terrorisme ak it surveillance ci wàllu frontière gi ñu seet nu ñu ko doolele projet la bopp Union européenne moo ci defi kopparam koppar yu toll ci juróom-ñaari milliards ak sax lu teg Maymouna Ndiaye Thierno Laurent Mendy teewoon nañu ci ndaje mi ñu doon tëjee boobu li projet. suñu police gendarmerie bi douane bi ba ci sax ASP yi ñoom ñëpp dañoo bokk ci tëralin bi nga xam ni Union européenne ak Sénégal ñoom ñoo ko nas ci biir liggéey bi nag amal nañ ci ay tàggat yoo xam ni ci diiru ñetti at lañ ko def ngir gën a dooleel suñu ndaw yi koppar yi ciy dem biñ ko xayma jege na juróom-ñaari milliards. tabax nañ ci ay infrastructure soo ngeen jëlee BIP bénéficié wu na ay infrastructure gendarmerie bénéficié wu na ay infrastructure construire nañ fi ay centre national de formation à la police judiciaire jënd nañ fi ay gaal maanaam ay gaal ak i vedette yoo xam ne pour surveiller frontières yi la jënd nañ ci ay drone yoo xam ne pour au plan aérien également ñuy surveiller suñuy frontières mais également ñu mun di xam li xew tabax nañ ci ay poste frontière tabax nañ fi ay antenne pour division bu tudd DNLT maanaam pour xeex li nga xamante ne mooy migration irrégulière. Sensec UE yamu fa ndax am na ay tegtal yu bari yoo xam ni def na ko. li des mooy te mu doon lu am solo loo xam ne peut-être fii leeg quelques jours dinañ ko inaugurer mooy commissariat pilote bu Mbao bés bu commissariat pilote bi pare beneen programme bu ñu def su fekkente ne commissariat pilote boobu joxe na par exemple résultat ñu topp ci loolu. ay liggéey bi nga xamante ne lëkkaloo bi nga xamante ne dafa war a am diggante police ak gendarmerie ak douane ci en matière de collaboration wala ñu ni ñuy fusionner seeni formation loolu tam lu am solo la loo xam ne recommandation boo xam ne def nañ ko. Union européenne ak réewu Sénégal bëgg nañu nag nas yeneen tëralin yoo xam ni réewu Sénégal daf ciy gis njariñ bëgg nañu itam gën a dooleel seen coopération bi nga xam ni moo leen lëkkale. jàngat boo xam ne Timbuktu Institute def na ko jëm ci tolluwaayu kaaraange ci réew yi nga xamante ne ji ñoo nekk ci digg mu di réew yi nekk ci frontières yi fële ci diwaanu Kédougou gis nañu ne jël fay matuwaay war na ndax bu ñu sàgganee rek mbirum terrorisme ak yu ni mel mën na fa am mu gis ne nag ci jàngat bi maanaam waxtaan ci diggante ñi di soldats ak askan wi dana tax lu mel noonu ba fa dee amit du gaaw donte sax jamono ji ak dal la ñu fa nemmeeku ak liggéey bu am solo tey ji kon la ñu doon siiwal jàngat bi ñu def Fat Bintou Konté Pape Sangone Mbaye mu nekk ci zone boo xam ni dafa jël rek ay frontières moom région de Kédougou bi nag ay menaces yu bari man ko wër bu ñu xoolee sax ak Mali gi mu dendal terrorisme bi soriw ko dara ba tax ni benn étude bu Timbuktu Institute def jàpp ne ni dialogue civilo-militaire rek moom moo mën a tax ñu mun cee mucc. Sénégal dañ ko yàgg xoolee comme réew mi nga xam ni dafa nekk ci digg ay réew yoo xam ni ñoom ñëpp ñu ngi ci ay jafe-jafe te moom mu nekk ci jàmm jooju nag li koy war a saxal. mooy fexe ba li am ci yeneen réew bañ a am fii mooy toppatoo suñu ndaw ñi ci wàllum xëy mooy jàppale ñi nga xam ne ñoo yor suñu kaaraange ci police gendarmerie ak armée. comme yeneen dëkk yi nga xam ne moom moo ñu wër Sénégal it li nga xam ne moom moo di phénomène terrorisme bi lee mënu cee mucc. te sax président de la République wax na ko ni Sénégal mënul mucc loolu ministère de l'intérieur wax nañ ko fan yee passé dégg ngeen ko ci ministère des affaires étrangères donc loolu dafay nekk prise de conscience boo xam ni kàllaama gi naam am na ci solo ak prise de position yi waaye li ëpp solo mooy jëf ji ba nga xam ni prévention boobu dina nekk politique bu leer. même sax bu ñu xool ni jamono ji ba tey ab résilience am na fi mu toll ni buñ ci deful ay jéego sensibiliser askan wi beneen situation mën nañu cee fekk. amul benn résilience bu mën a wéy bu fekkee amul li ci tegu mooy dooleel ko doole jooju nag li koy waral tey mooy ñu gën a fagaru ñu gën a impliquer population yi mais aussi gën a bàyyi xel li nga xam mooy wàllum sécurité xam ni mën nañu jouer ci ñaari tableau yëpp benn bi mooy intervention bi comme ni ñu defee ay camp avancé fële ci Kidira ak ci wàllu kaaraange mais aussi ñu def ay des politiques de sensibilisation boole ci toutes les forces vives bu ko defee yàlla mën nañ ci musal te ñu gën. en tout cas étude bi nga xam ne Timbuktu Institute moom moo ko def ak li nga xam ne moom la ñuy wax la porosité des frontières crise malienne bi nag fi mu toll nii menace la pour Sénégal la.
wàllu politique coalition du siècle gisee ci diggante njiital PVD di Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni ak ay leader yu fare ci kujje politique gi ñu ràññee ci Aliou Sow Cheikh Modou Kara ak ñi ñu ci àndal ab janook taskatu xabaar lañ doon amal tey ji ci ngoon gi fa la yëkkatee ay kaddu leeral jëm ci li ko ci dugal ak it fa mu fas yéenee dëgg tànkam ba li mu ci yóotu mu am ko ci ñu teewlu ko moom Serigne Modou Kara Mbacké. réew mi nag réew mi wax dëgg yàlla lu simple la Seydina Aliou ni ngeen di def mooy woote coalition du siècle yéen ñi nangu le réalisme africain yéen ñëpp ngeen ànd ñi ko nanguwul ànd ngeen proposé ay élection anticipée élection générale ngeen proposé ko mu bañ a am parrainage ñaari candidat képp jàkkaarloo yéen benn képp ngeen di wut nan ngeen di wute benn da ngeen di wut fukk ak ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk carmbat nañ la xam nañ yaa ngi critères yi jiite réew ñu ma defal leen loterie waaw nga xam ne du ngeen def comme ni américains yi di def ay primaire ak yooyu déedéet loterie lañ leen di defal fukk yooyu ak ñaar moom n'importe comment ku ci génnul doon président itam faaw nga doon ministre mënut a ñàkk parce que dañ laa seet ba xam ne mën ngaa jiite réew du dëgg yéen noonu ngeen di def proposer ñi ci des ñi nga xam ne nag nee nañ yi waxi tubaab yi rek lañ gëm te moom la ñuy continuer ñoom ñëpp nañu ànd yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd kon léegi mu leer yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd ba noppi proposer nag ay élection anticipée. kilifa yu société bii di Afrique Pesage yëkkati nañu ay kadduy leeral ak kadduy tontu jëmee ci transporteurs yi leen di tuumal ci ne dañ leen di indil ay jafe-jafe ci seenub liggéey li ñu xam ne ñoom waa Afrique Pesage moo di ñoom transporteurs yi seen jëmi bopp ñoo sàkk woon ngir lii di charge à l'essai bi tarif bi ñu def ko ñeenti téeméer ba ñu nangul leen ko leneen lu ci am xëy na kon ñoom ñoo bëgg kon génn ca la ñu waxoon loolee ay kadduy leeral la yoo xamante ne ji ki ko xamle mi ngi bokk ci kilifa yu Afrique Pesage di sàkku ci seen digg ak transporteurs yi ñu jiital ci waxtaan Habib Faye Mar Dieng. anam ba ñu yoree tali yi ci biir réew mi ñoom ñii di Union des routiers du Sénégal ñu ñaawlu ko bu baax tekkaaral gi Afrique Pesage nekkee woon mu génn ca délégué général bi àddu jëmale. en général bu ñu kiiyee dañuy homologué parce que ñun balaa moom muy def liggéey boobu ñun ñoo koy njëkk a defal suñu bopp. parce que chauffeurs yi on les a filmé nañ leen maintes fois ñuy changer chargement suñu agents yi filmé nañ leen maintes fois ñuy changer chargement parfois booy rombee ci tali bi di nga gis ay jalu xeer par exemple booy dem Ngoundiane di nga gis ay jaru xeer yi noonu dañuy nekk ba ñu peser leen ba pare ñu romb jël jaru xeer bi yokkaat ko ci kii bi. boo leen waxee ñu ne diggante bi xeer amu fi alors que ñoom ñoo ko def foofu. moom Serigne Faye ne ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi ca ab waxtaan sax ñoom ñoo sàkk woon ñeenti téeméer yi ngir ñu teg ko mu doon akub daan ci charge à l'essieu gi. ñoom ñoo ñaan pour ñu def ñeenti téeméer yi en 2017 ñoom ñoo ñu dimbali leen ñu ngeen def ko 2000 francs parce que boo leen ko defee 500 francs essieu bu nekk day metti ci ñun ñu nangul leen ko. ñoom ñu ne leen gën a soxal. bokk na ci itam ñu gën a ñoŋal tali gi waaye itam ñu yor ko ba anam ba nga xamante ne du yàqu benn yoon waral na mu ne faaw rek ñu pencoo ngir daw coow. Afrique Pesage man samay bunt c'est pas fermé donc heure bu leen neexee mën nañ ñëw d'ailleurs dañuy collaborer. le plus important mooy dañoo war a xam mission wu ñun suñu mission mooy lan du nekk fii pour jël xaalis wala pour sonal ñu ci seen liggéey suñu mission mooy pour fexe ba tali yi ñuy tabax ñu dimbali état bi. ba kenn ku fay jaar dootoo nekk surcharge. secteur informel bi ci réew mi koom-koomu Sénégal téeméer boo ca jël juróom-ñeent fukk yam a ngi wékkee ci seeni loxo loolee nag tax kon gouvernement bu Sénégal jaare ci ministère bi ñu dénk wala artisanat kon fas yéene gën a taxawu ñooñee ci plan ci stratégie nationale boo xamante ne ji dañ leen di gën a tàggat ci wàllu économie informelle ak yemuy àndal ci ndaje moo xamante ne ji amaloon nañ ko fa la ñu ko siiwalee ñu ànd ci ak Fatima Touré Youssou Baro. ngir jëmmalaat waaye tamit defaraat li nga xam ni moo di secteur informel faw rek ñu daal di koy yóbbu ci li nga xam ne nag mooy formalisation daat koy gën a ñoŋal ndaxte dañoo jàpp ni secteur boobee ci lu toll ci 90% wu koomu réew mi foofee rek lay daal di jugee.
le secteur informel. secteur informel bi jamono ji li ko gën di sos bokk na ci liggéey yoo xamante ne ni tey nit ñi nanguwuñu ko sax def ndax tamit li ñeel wàllum protection sociale ngir nga gis ko ci metti na ba ndaw ñi ngir ñu am ci financement yi sax dañuy daw ba sonn wàllu marché public moom kenn waxu ci lenn propriété d'enregistrement waxi nopp wàllum fiscalité tamit dafay doon loo xamante ni daal dafay gën a gàllankoor koomu réew. ngir loolee mën a antu faw rek mu am loo xam ne dinañ ko def. dañu jël yoon goo xamante ni te des nañ ci sóob loxoy ku ne ngir rek ñu mën a xool ana nan lay jaaree yoon ba lépp gën a mën a suqaliku waral na itam ñu am pexe goo xam ne nas nañ ko ci document yi. nekk nag ay doxalin yoo xam ne ki nga xam ni moo di directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal di ko rafetlu. bu ñu ko accompagner dafa am lu muy jur dana créer yeneen emploi yu bees mais surtout nit ñi dañuy fay impôt parce que ñi identifié wu directement ou indirectement da nga fay impôt. mais itam da nga xam consommateur li ñuy soxla nga di ko wuti leen ko indil léegi dana romb jënd ak jaay mais day egg ci produire sax. Bureau international du travail moom dafa jàpp ni ngir rek loolee mun a antu faw rek ñu daal di respecté yenn yoon yi. tey jii bu ñu gënee mën a yëkkati li nga xam ne moo di xëyuk ndaw ñi ci réewum Afrique yi faaw rek ñu jaar ci loo xam ne dañ leen di tàggat waaye liñ ci gën di gis rek moo di tepp lay doon ngir lépp doon loo xam ne lu mën a antu la te it am na sax ay ndénkaane yoo xamante nit ci àdduna wërngal këpp ñun jël nañ ko ngir xool loolee nan lañ ci mën a jaaree rawatina itam ci mbootaay yi nga xamante nit ci wàllu bitim réew la ñu nekk di yëngu ci wàllum xëy gi. jàppal ma jàpp nag mooy réussite li nga xam ne sax moo di stratégie de formalisation bu bees bi nga xam ne nag jëmale nañ ko ci secteur informel bu ko defee projet bi daal di doon njariñ ci ñëpp. lu aju ci lu aju ci examen baccalauréat yi nga xamante ne ji dañu ko jàpp benn fan ci weeru sulet ñuy jibal waxi dàq ko ba jëmmi jamono fële ci diwaanu Ndar mu di élèves yi war a def baccalauréat ak ñii di professeurs yi ñu ci bari li ñu jàpp mooy dàq bi mooy li gën ndax dina mën a tax sax élèves yi gën a jekk ba mën a sóobu ci yooyu les examens Ousseynou Diop Habib Seck. ñuy ruumandaat lu jëm ci wàllu dàq ba lii di examen yi war a am ci wàllu baccalauréat bi. xibaar yooyu ñenn ci professeur yi nekk ci diwaanu Ndar Géej nee nañu bu fekkee ni am na moo leen gënal ndaxte lu jëm ci wàllu njàng mi programme yu bare jeexalaguñ ko. tey jii nii après 5 mois juróomu weer bu ñuy njàng bi ak njàngale bi door déggantaan pour le compte de l'année scolaire 2020 ak 2021 daanaka presque am nañ moins de 900 heures maanaam juróom-ñeent téeméer waxtu bu ñuy jàngale te loolu nag bu fekkente ne. dañuy war a natt suñuy ndongo yi ci kaw lim bu ñuy jàngale daanaka benn li ñuy gis mooy que programme bi presque jeexagul. coordonnateur bu G20 gis ni xalaat boobu nga xamante ni mi ngi jub bu fekkee ni taxawal nañ ko dina nekk lu rafet ndaxte xale yi jamono jile seeni programme yi na waroon jeexaluñ ko te juróomi weer dong la ñu jàng. wax dëgg yàlla benn jàngalekat waru fi mën a terminer un programme fekkee ni jaar na yoon xaw ma nag bu ñu defee bachotage ñëw rek sol xale yi. voilà mais su fekkee teg nañ ko si yoon moom waruñ fi mën a terminer un programme ba tax na ñun d'accord nañu sur le principe du report mais nag dafa war a nekk li nga xam dañ ko war a waxtaanee ba nga xam véritablement dinañu mën a jox une chance à tous les élèves. ci lycée Charles de Gaulle candidat yi war a def baccalauréat nii loolee moo leen gënal ndaxte jamono jile am nañu tiitaange lool ci examen yi ndaxte jeexalaguñu benn programme. premier juillet yi def bac c'est impossible léegi nii ñu poussé résultat yi examen yi nii incha allah day baax si ñun puisque dinañu mën a am temps pour permettre suñu ay prof ñu terminer seen ay programme. jamono ji mbir yi jaxasoo na lool ndaxte ñu ngi wax lu jëm ci wàllu daal di dàq examen yi ba jimmi jamono lu ci mëntaam am ay fan yu néew loolee lépp dina leer. pharmacie yi boo fa duggee ñaare da nga fa fekk garab yoo xamante ne wala produit yoo xamante ne ji njëgg dafa yokk syndicat gi jaboote pharmacien privé yi ci Sénégal ne douane ñoo ko yokkulu ñoo tànn lu toll ci 200 ak juróom fukk ci ay produits yoo xamante ne ji garab la woon ñu def koy vitamine ak xeet yooyu ngir mën a yokku njëg gi te loolu nag duñu ko bàyyi mu jàll ndax du douane ci boppam moo war a wax lu ñuy yokku ci ak luy médicament ak lu dul médicament docteur Talla Diop moom moo jiite syndicat gi nga xamante ne ji moo jaboote pharmacien privé yi ci Sénégal ñu déglu ko ci leeral yi mu dénk Chérif Dia. tey xëy nañu douane jël ay médicaments luñ tuddee médicament génn leen ci médicament yóbbu leen ci beneen pàcc boo xamante ne xëy na ay compléments alimentaires la ñu tuddee maanaam ay ferñeent yoo xamante ne day ay dolli ko ci wàllu lekk wala maanaam ci
lépp luy dooleel beneen doomu aadama ñu wëlbatiku ne loolu nekkatul ay garab donc dañ koy génne ci loolu di ci def ay taxes valeur ajoutée boobu nag ñu ci def dafay indi tey loo xamante ne nii amuñu ko woon ci wàllu njëg ndax nit ñi dinañ xëy gis yenn garab yoo xam ne da nga ko daan jënd ci génn njëg ci misaal am na garab bu doon jar ñaar téeméer tey fi mu nekk nii boo ko soxlaa di nga génnee ñeenti téeméer yu manqué tuuti am na yoo xamante ne nii ñu ngi doon jar juróom benn téeméer wala juróom-ñetti téeméer tey ñu ngi ci junni ak ñaar téeméer ak nangam te loolu nag population dañu bëgg ñu xam ni pharmacien yi nekkuñ ci dara bëgguñu yokk gi laajuñu ko jéemuñu ko fexewuñu ko li am mooy xëy nañu douane am ay médicaments yoo xam teg nañ ci ay taxes te médicament warul am taxe loolu la ñuy wax fii Sénégal. banqaas bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu jokkoo gi ci douane Sénégal mu di bureau relation publique administration douanier jokkoo nañu ak njiit li waaye li ñu xam ne daal moo di kilifa yi joxaguñ leen digalul waxagum ci moom yi leen mbir ñoo ngi leen di déglu ngir ay leeral ñoom waa douane. wàllu tàggat yaram basket ak AS Douane mi nga xamante ne ji kon génn na ci basket Africa League dafa ñàkk tey jii ci quart de finale bi diggam ak US Monastir bu Tunisie 86 ci 62 ba mu mel ne it boobu de compétition AS Douane ñetti max yim ci joŋante ñetti yëpp la perte Cheikh Sadibou Diarra. AS Douane deful mbetteel du bokk ci demi-finale basketball Africa League bi moom mii di représenté Sénégal dafa dal ci ku ko mën. mu di US Monastir bi wane dooleem ci ndorteelu jongante bi tunisien yi rawee sénégalais yi fukki poñ ak ñeent ci pàcc bu njëkk bi loolu lay wéyal AS Douane du mën topp ci rythme bi défense bi bàyyi attaque bi itam am jafe-jafe ñaar fukki poñ ak juróom-ñett kese lay dugal ci ñaareelu pàcc bi US Monastir bi kenn dóoragul ci tournoi bi jël ndam li 86 ci 62 bokk ci demi-finale yi AS Douane moom toog na benn ndam képp la am ci ñeenti jongante yi mu amal ci basketball Africa League bi. mi ngi noonu AS Douane du match yi mu jongante ci compétition bi yëpp la perte waaye ñeent ya mu jongante ñett yu mujj yi kon da ko ñàkk. leneen ba tey ci wàllu tàggat yaram basket équipe nationale ci wàllu góor ñi fii ci Sénégal dinañu xam ana nan la ñuy dajal ci afro basket bi ñu jagleel góor ñi àjjuma ji di ñëw ci lañ koy xam président fédération basket bu Sénégal di maître Babacar Ndiaye di xamle ne daal gi yoon moom danañu éviter lu ñu mën Nigéria mi nga xamante ne ji daanaka moom it bokk na ci gën a taxee ci déndub Afrique bi fàttali ne kon afro basket boobee ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août ba juróomi fan ci weeru septembre lay doon ca Kigali ca Rwanda président fédération basket bu Sénégal di maître Babacar Ndiaye ñu déglu ko ak Cheikh Sadibou Diarra. foofee kon la ñuy yem ak yéen mbokk yi ci xibaaru timis yi yeneen i xibaar ci télévision Futurs Médias ci kanam tuuti lay doon ci nasaraan ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.